jaageen jëf caali bi ak ñun ITV waxtu xabaaru marax yi ñu ngi koy tàmbale ci lu soxal mbirum ginnaaw tabbum pencu ndaw réewum Sénégal jàppale ni kon xëccoo ba mi ngi tàmbalee teng ci biir coalition Yewwi Wàllu candidat yi kenn ku ne wane boppam ba ca mujj mooy Barthélémy Dias moom meerum Ndakaaru bi nee na day doon candidat ca présidence sum pencu ndaw réewum Sénégal mi ngi nekkoon ci point de presse sang janoog journaliste yi ñu teewlu kàddu Barthélémy Dias maire bu Ndakaaru. mbokk yi ngeen may ma nag ma yëgal leen ak mbégte su ma yéenewu nekk candidat suba incha allah lundi le 12 septembre 2022 ci poste président wu assemblée nationale bu Sénégal. mbokk yi nag assemblée nationale bi su ci yàlla àndee nuñ ko fas yéene doxalee. mooy lu sénégalais yi namm ci assemblée nationale du Sénégal mooy ay député yuy toogal seen askan te bañ a fa toogal président de la république ay député yu nangu toogal seen askan te nangu di contrôler daanaka di saytu lii di gouvernement bi di liggéey ay député yu nangu tamit di voter moo xam ay projet de loi yu bàyyeeku ci gouvernement bi wala ay proposition de loi yu bàyyeeku ci député yi wante ay une fois de plus ay texte de loi yuy jàppale askanu Sénégal yuy dimbali askanu Sénégal yuy défendre askanu Sénégal moo tax assemblée nationale boobu ñu bëgg mu nekk assemblée nationale buy mën a garantir lu ñuy wooye séparation des pouvoirs. assemblée nationale bu ñu namm gis ñun mooy assemblée nationale buy tegaat lépp ci yoon daanaka dund bu cher bi ala kulli al nguuru Macky Sall dinañ ko teg ci suuf incha allah. muy kàddu ak maire bu Ndakaaru Barthélémy Dias kon officiellement candidature mi ngi noonu ca njiite fu pencum ndaw réewum Sénégal fekk na démb jàpp leen ko moom itam di maire bu Guédiawaye ba fii di Ahmed Aïdara moom ci ab communiqué mu génne woon ci la xam ne ni moom day doon candidat mi itam ngir jiite pencum ndaw réewum Sénégal fekk na bu dee waa Benno Bokk Yaakaar ñoom ba fii dañ ko def potum biir néeg ndax ci kilifteefu njiitum réew mi jiite Benno Bokk Yaakaar moom mooy tànn ana ko war a doon pencum ndaw réew ma njiit la ci ñoom bu fekkente ni noonu demee ci ñoom seen i candidat am kaddu la gu yaatu bopp nga xam se ne bii moo nekkoon ganu ko jour du dimanche kàddoom jot na jëm te mooy Samba Aliba moom it kàddoom jib ci lu yaatu ak it tolluwaayu réew mi ak ëllëg altine incha allah bi ñu waree taxawal boobu lépp 14e législature ñu xuus ànd ak faram-fàcce yu nu sàggee yi. benn fan képp dox ci tàmbaliw liggéeyu ñu nar a toogal askan wi ca pencum ndaw réew ma ci anam ba ñu war a taxawee askan wi ñu bëri di ko waxtaane ci waxtaanam ak Mamadou Ibra Kane kii di Samba Aliba di chef de cabinet présidente du HCCT moom jàpp na ni fukk ak ñeenteelu législature bi beneen xar kanam la nar a taxawee. pour la première fois je pense. man jàpp naa ni lii guléet la ci histoire démocratie bu Sénégal législature bi dinañu dund li ñuy woowee démocratie parlementaire waxtaan yi dina doon ay waxtaan yoo xam ne waxtaan yu am solo la opposition bi dina indi xalaatam waaye ñi féete ci gouvernement yi itam daañu indi ay xalaat yu am solo jëmale ko ci askan bi. augure aussi une bonne santé de notre démocratie. ci li soxal ki war a wuutu Moustapha Niasse bàyyi ko ci coalition Benno Bokk Yaakaar ci Assemblée nationale Samba Aliba bokk ci Benno Bokk Yaakaar jàpp na ni njiitu réew mi képp moo ko war a tànn. Benno a un leader. Benno Bokk Yaakaar am na njiit googule président Macky Sall la waxtaan nañu suñu biir tënk nañu lu am solo tànn nañu it koo xam ne moo nar a jiite Assemblée nationale bis bu jotee rek daañu ko fësal. en famille et nous avons retenu ce que nous avons retenu. Samba Aliba di politicien bu ñu ràññee waaye di koo xam ne ab technocrate la gu ñu ràññee xarañteefam mu tàmbalee junju qualité yi nga xam ne premier ministre bi war na ko am. je pense qu'il lui faudrait un premier ministre. man jàpp naa ni ki mu war a tànn def ko premier ministre dafa war a nekk koo xam ne xam na vision président de la République xam na it ni nguur di doxee waaye mu doon ko xam ne xarañteefam ak xam-xamam ci politique kenn du ko natable ndaxte loolu rek képp kese mooy tax mu doon ko xam ne dina jàppale président de la République
ci li mu namm ci réew mi di Sénégal solide et qui maîtrise aussi le contexte international. Samba Ali Ba di ñu xamal ne coalition Benno Bokk Yaakaar li ko dese ci fan bëreetul ci ay kàddoom ba fi ñi nga xam ne ñoo sosoon coalition bi di Moustapha Niasse ak Ahmed Dansokho dëddoo ba léegi coalition bi ci ay tolof-tolof la dëkk. Directeur de cabinet soxna Aminata Mbengue Ndiaye ma ca bopp au conseil des collectivités territoriales yemu cëm ci kanamu jury du dimanche ak Mamadou Ibra Kane jibal na kàddoom ci mbirum wér-gu-yaramu soxna si nee na fi mu toll nii mi ngi sax ci Ndakaaru ñëwaat na ci réew mi ba tàmbaliwaat na ay yëngu-yëngoom moom soxna Aminata Mbengue Ndiaye teewlu kàddu ba tey moom Samba Ali Ba. Il avait quelques problèmes de santé comme vous l'avez dit. dëgg la Aminata Mbengue Ndiaye yaram bi xawoon na sutante fan yi rek ba mu demoon tugal dem faju ji waaye fi mu ne alhamdulilah tane na bu baax ba sax tàmbali na liggéey wi barki démb rek ñu ngi woon bureau di waxtaan di sotante xalaat ci ay dossiers yoo xam ne dossiers yu am solo la. Elle n'est plus en France, elle est rentrée, c'est porte comme un charme. lu jëm ci pencu ndaw réewum Sénégal ak tab bi war a tab ëllëg incha allah altine ji fukkeel bi législature maanaam paluk député yi Sénégal yi ak ñeent jàppale ni kon askanu Sénégal seen kàddu jib na jëm ci wàllu guddi mel ku war a jiite ak i taxawaay bi jàpp nañu daal ak lu mën di xew moom ku ci ne ak na nga xalaate lu jëm ci présidence su pencum ndaw réew mi tamit kum ci ne yaa ngi indi sa gis-gis ñi jàpp ni soxna lan ko war a jox ñi jàpp ni lu mën di xew daal nan ko jox ko war a mën a indi soppi doxin dëgg ngir xaar li Sénégalais xaar ñoom war ko mën a taxawee ñu xuus ànd ak faram-fàcceeg Seydina Ly suñu reportage. ci rond-point Sacré-Cœur ñu ngi fa dajeek ndongo bi moom mi di yey yàbbi ñeel président assemblée nationale bi nga xam ne war nañ koo tabb jàpp na ni dafa war a nekk ki nga xam ni askan wi képp moo ko ñor. président aussi il doit être là pour la population population yi bu ñu sañoon tey jii ñu am ay njiit yu nga xamante ni bu ñu nekkee assemblée dinañ mën a nekk foofu taxawal population bi ci par rapport à jafe-jafe yi. keneen ku gisee noonu di góor gi di nëbbu turam ay atam war a toll ci juróom benn fukk mi ngi fësal ni njiital assemblée nationale bu yees bi askan wi la fi war a teewal waaye waru fee teewal benn parti politique. mun na nekk façon bu ne mun na baax mun na am fit mun na maandu mun na dëng mun na jub nit moom doomu aadama moom mel noonu waaye ñun daal li ñuy xaar mooy assemblée président assemblée boo xam ne bu ñëwee ni dañ ciy kontaan ne kii day daan nañu am ay président assemblée waaye kii day gàcce ngalaama. même boo ma fi tegee man dama fi nekkeewu ma fi pour ne yow li ngay bëgg rek laay def déedéet dama fi nekk pour population Sénégal bii. fu ko soriwul dara ñu daje fa ak Ismaïla Aïdara nee na jigéen la bëgg mu jiite assemblée nationale. Donc pour moi là je crois que bon il faut on peut aussi marquer l'histoire que cette fois-ci ñu jéem ko jox benn jigéen voilà doon mu jiite assemblée bi comme ça voilà ñu xool daal affaire bi fu muy s'il y aura des changements ou pas mais man sama yéene mooy ñu jox benn jigéen ñu jiite ko. député yu yees yi ñu ngi leen war a installé fukki fan ak ñaar ci weerum sàttumbar fi mu toll nii kenn xamul yan candidat ñooy xëccoo ngir rek remplacer Moustapha Niasse mi nga xam ni def na fa fukki at. jaajëf Seydina Ly Sow xabaar yi wéy lu jëm ci nawet bi ak Lac Rose ni ndox ma bare ba sakkan loolu ba mu jéemu am débordement maanaam daal di dagg wutali askan wam ba fii kon jafe-jafe yu bari la ñuy dund hôtel ya nekk ci wet ga waaye itam xeetu kër yaak la ca aju ni ay liggéeyukaay foofu yëpp ndox ma yàqu na fa moo tax ministre bi ñu dénk lépp luy wàllum rek transport aérien ab délégation bu mag demoon fa seeti yàqu-yàqu ya ak borom hôtel ya la ca aju ba noppee Ismaïla Dione kenn ci ñoom ndax moom kilifa la ci bànqaas bi ñu dénk wàllum tourisme am na lu mu ca dénk Babacar Seck ñu teewlu ko. dañu ñëwoon pour constater dund aussi ak acteurs yi li nga xam ne ñoo ngi koy dund mu nekk loo xam ne lac bi nga xam ne dafa déborder dafa fees ba déborder moo ko andi ci ndigalu ministre Alioune Sarr ministre du tourisme et des transports aériens moo tax tey ñu mobiliser service su ministère bi yëpp ànd aussi ak waa police touristique pour ñu ñëw constater li nga xam ne mooy dégâts yi ba pare buñ jógee fii ñu mën a xalaat solution yoo xam ne maanaam pexe yi ñu mën a def pour mën leen gunge ndax ci fàttali rek bi mbas bi dooree
dafa nekkoon loo xam ne lu bees la woon amul woon benn jumtukaay boo xam ne état bi tegoon na ko pour jàkkaarloo wala jàmmarloo ak lu mel noonu kon lii ñëw tam dina tax ñun ñu toogaat comme ni ñu defoon ci mbas mi mën a xalaat pexe yoo xam ne dinañ ko mën a teg pour mën a dimbale ñi nga xam ne ñooy acteurs yi parce que fii ci Lac Rose daanaka acteurs yi fi nekk yëpp lu ci gën a bari ñi am ay activités vraiment bi mbas mi ñooy accompagner nañ leen kon ñii nga xam ne impacté nañ tam dinañu toog ak acteurs yëpp yi nga xam ne bokk nañ ci vraiment ñu xalaat nan lañ leen mën a gunge waaye lu mel nii moom comme lu bees la dañu ñëw rek pour masawu ñi nga xam ne ñooy acteurs yi ñi nga xam ne laal na leen mais aussi ne leen état dina nekk seen wet ministère dina nekk seen wet comme niñ ko faral di defee pour vraiment ñu mën a xool pexe yi nga xam ne dina tax ñu sauver li nga xam ne mooy site bi ak li nga xam ne mooy entreprise yi am yenn jafe-jafe yi. xabaar yi wéy lu jëm ci tàggatu programme ngi boo xam ñetti at lañ ko daal di bëgg a taxawal liñ ci bëgg mooy fexe ba ñu ne ci diwaanu ndox meeg la ko wër ñu mën leen a tàggat ci mbirum changement ci wàllum jaww ji ni climat bi soppeeku la ca aju lañ ci bëgg mooy fexe ba ku ne mën ca gis boppam lu waa Rufisque tamit am nañ ci wàll dañ ca bëgg waxtaan ak ñoom lu ni mel dafa am benn programme bopp ay kàngam ñoo ko séq waxtaan wa lam nar a jur ci ñoom ak luñ ci mën a séntu ëllëg dañ ci ànd ak gëstu Babacar Seck ci reportage. fexe ba askan wi mën a lawal seen kàddu ci lépp lu jëm ci alam bi ak ni ñu koy sàmmee tax na kuréel yu bari jóge Tëngéej ak Mbaaw daje loolu dina tax askan woowu gën a sóob ay loxoom ci jaww ji ni muy soppeekoo. gis nañ coppeeku bu ñuy nemmeeku ci mbirum changement climatique ñun xibaar bu ñuy jox askan wi mooy il est temps que ñoom. ñu gën a yëkkati seen baat ngir àdduna mën leen dégg parce que Afrique bokkul ci ñi nga xamante ne day contribuer lu bëri ci phénomène bu ñu oowee effet de serre suñu continent africain 4% rek lay représenté ñeneen dëkk yi nekk ci àdduna ñooy gën a polluer ñooy gën a yokk li nga xamante ne mooy effet de serre bi moo tax ñun ñoo gën a sonn taw yi day gën di bëri. boo paree li nga xamante ni mooy les espaces de désert day gën di yokk paradoxe boobu moom la ñu bëgg population yi comprendre à travers des ateliers yu ñuy mettre en place. soppeeku jaww ji yëpp loolu Tëngéej tax na autorité yi def ko seen mbir. ci biir projet bi ay fas yéene nañ liggéey ak ñi jiite bopp moomeel yi nekk au niveau de la Petite Côte maanaam les élus. ñoom tamit am nañ benn pàcc bu am solo ci biir projet bi te incha allah su jotee dinañ toog waxtaan ak ñoom xool naka la ñuy mën a teg en place ay cadres de concertation pour une meilleure prise en charge des questions climatiques. fabrique écologique et citoyenne Teranga Lab mbébétam mooy fexe ba askan bi fépp fu mënti nekk mën a joxe xalaatam ci justice climatique. lu jëm ci wàccaayu màggal Touba gi dëgmal jamono jàppale ni kon bànqaas bi nga xamoo di groupe Média Invest ab délégation bu mag jóge woon na fi ci kilifteefu Mamadou Ibra Kane demoon ca kanamu xalifa ba sëñ Mouhamadou Mountakha Bachir yëkkatiwaat kàdduy Pastef ak takku jëm ci liggéey bi ak lu jëm ci wàccaayu màggal gi Goro Ndaak Lo ma nga foon ci faram-fàcce correspondance. ci wàccaayu ku màggalu Touba gi ñu dëgmal tax président directeur général bu groupe Média Invest amal ab ziar ci kanamu xalif général kullu murit Serigne Mouhamadou Mountakha Mbacké ci Daaru Minam mu di visite ba la ko waral du leen lu dul wàccaayu ku fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar wile ngir fexe ba couverture médiatique bu mucc ayib am ci événement boobile. ren aussi ñëwaat nañu gannaaw biñ ko fekkee woon daaw di sant suñu borom ci li ñuy ñëwaat ñu ngi continuer di taxaw ci màggal bi. di bëgg a wax nag kàddu ngërëm sëriñ bi ci sa kanam suñu wëllëre bi suñu xarit suñu doomu ndey sa soldat sëriñ Abo Mbacké jàppale la ci wàllu communication ak culture bi nga xamante ni dañ koo jox sëriñ Cheikh Abdou Gaynde Fatma mu wóolu ko nga wóolu leen ñoom ñaar pour wax la sëriñ Abo mi ngi taxaw
taxawaay bu am solo. ci noonee xalif général kullu murit feddali kóllëreem ci groupe E-Media Invest Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké ñaanal la groupe de presse bi lee mu ne na nga xam ne tey jii xolam sedd na guy mu ne xelam it gëm naa daal ci liggéey bi mu ne li ñu def mu ne dara jiitu ko ci liggéey bi mu ne kon jërë ngeen jëf mu ne mi ngi leen di sant di leen gërëm bu baax mu ne di leen ñaanal suñu borom gën leen a gàttandoog taw fee Serigne Touba mu ne mi ñaanal la ba tey Serigne Touba gën leen a gàttandu gën leen a womat. mu dib occasion bu Serigne Bassirou Abdoul Khadr Mbacké teewe it ginnaaw it moom mile ba muy rafetlu doxaliinu groupe E-Media Invest. di leen sant bu baax ci liggéey bi nga xam ne ba seen kër gi soso ba nga gën a yéen a ngi koy def jëmale ko ci màggal gi di ko ànd ak ñoom te suñ kóllëre gi yéen jiitu loolu rawatina yéen ñaar sama kóllëre yéen yàgg na waaye ngeen sàmm ko loolu te téye ko te di ko rafetal kon di fedd la diggante bu baax kóllëre gi leen ñaar bu baax rek seen kër gi fa ngeen bëgg mu àgg fa rek yàlla na fa àgg. délégation bu am solo gunge PDG bu groupe E-Media Invest tax Mamadou Ibra Kane ne fas yéene naa def kéemtulaay kàttanam ngir fexe ba couverture ko màggalu Touba gile gën a ñoŋ. jaajëf Golo Ndak Lo jaa ngeen jëf tam ci ànd beeg ñu ni TV lii moo tax ci xabaaru Maraxim ñu bàyyi nag total dimanche Adama Anouska Ba ak ay invité incha allah dana am jotaay xibaar ba ci kanam jaa ngeen jëf.